même les frontières du les Sénégal. frontières du Sénégal ak ni nga ko jukkee sànq bi ñuy tàmbaleeg léegi wax ni am na ay loi supra yoo xamante ne mooy dex lépp lu ñu fi jukki rek loolu da koy teg mais nen yooyu ak cuuj yamu génnee non c'est important ñu taxaw fa noonu Sénégal yi nga wax parce que fii ak duutuñu baaraam li indil compliqué mbir yi ba mënuñoo siggi mooy dañuy bàyyi jaan bi romb rek ñuy dóor ci watat te loolu amul njariñ. ça c'est vrai malheureusement. lan la d'abord parce que xëy na di ngeen ciy xam lu ñeneen dul xam ñan ñooy noonu Sénégal yi ak yan système la ñu teg yuy permettre lépp lu ngeen yëkkati comme initiative donte jaaroo leen ko ci li ñu xam que da ngeen am jafe-jafe ak loolu xam naa bu ñuy jeexal lay doon mooy perspective yi nu ñuy def ba soppite bi dem ci suñu charte fondamentale mais d'abord noonu gi lan la avant ñoo ñëw nag ci parti politique bi ak tamit ci seeni position am na lu ci nuru woroo yooyu yëpp dina baax indi ci éclairage noonu yooyu ñan la. bon noonu yi mën naa ko bañ a système la waaw mën naa ko bañ a personnaliser oui. mais c'est le système là xam nga d'abord bu fekkente ni wax naa la ko sànq. toujours mën nañ dellu ci charte fondamentale bi rek parce que problème mu Sénégal li ci ëpp bokk na ci constitution bi. la constitution sénégalaise. wax naa la sànq ñoo ngi adossé wu ci loo xam ne si bon vraiment daf ñu sax jàppewuloon ay nit. muy la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ak lan les instruments des Nations Unies et de l'Union africaine notamment la déclaration universelle des droits de l'homme ak la charte de l'unité africaine déclaration universelle des droits de l'homme 48 boobu it mi ngi ñu fekk ci nooteel service extérieur bañ koy bind Sénégal yi teewu fa. d'accord kon c'est le système même constitution bu Sénégal bi ñu koy bind sax Sénégal yi teewu fa. la constitution de 59 bi ñu koy bind amul Sénégal yi boo fa teew bindewuñ ko sax ci suufu Sénégal c'est-à-dire loolu mooy problème mu Sénégal gis nga bi ñu demee ba nii dañuy moom suñu bopp. lan moo yelloon Cheikh Ousmane man ni man ak yow ñii ñun ñii ñoo moom réew mi nootoon nañu léegi dañuy jox suñu bopp waaye léegi yellut ñun ñu waxtaane ba xam léegi kon ñun nan la ñuy taxawee ak nan la ñu gisee nay nag suñu tey ak suñu suba waxtaan wu amul ba tey. dañoo xëy na rek da ngeen ko amul bëgg ba jël tey leen ko amul ba tey loolu mooy benn ñaareel bi bu ñuy wax constitution mënut am te constitution amul. ñetteel bi tamit. mooy dañoo dugal ci constitution bi benn galgal bu doy waar boo xam ne si mooy tegtale li ma doon wax ni demal ci article 28 bi xam nga Sénégal ñetti was ñoo ko téye il y a le pouvoir exécutif il y a le pouvoir législatif wala parlementaire il y a le pouvoir judiciaire pouvoir exécutif bi nga xam ne moom la ñuy jox mooy clé de voûte institution yëpp moom la ñuy jox doole yi réew mi moom la ñuy jox alal réew mi moom la ñuy yor kàddu réew mi pouvoir boobu ci boppam dañ ne kenn mënu cee bokk te doonoo ko tubaab bi jàngal ba feral la yar la ba jox la ijaasa kon gis nga mbir mi ni mu demee mooy bot di compter boobu ñu def fexe ba li ëpp ci sénégalais yi ñun leen yéen mënu leen a bokk ci ñi yor réew mi ak di ko jëme fenn xam nga li ñuy wax nii c'est pas dirigé contre une personne c'est pas dirigé contre par exemple je ne sais pas un gouvernement mais c'est dirigé contre un système mooy sénégalais yépp ñu am ñu ci bodd ni leen yéen amu leen xam-xam ndax lan ngeen xam alxuraan doo ngeen jàng te alxuraan jàng ko rek du xam-xam bu baax c'est-à-dire ñoom noonu lañ ko jàppee gars yi nag boo mutul daan dagg wax ji ma wax nii dañ laa di koy génne nii waa ji neen alxuraan nee na du baax waxuma loolu dama ne ñoom gis-gis biñ ci am mooy jàng alxuraan doo nga baaxul jàng diine képp baaxul mënoo ci am xam-xam bu amal nit ñi njëriñ te sax da nga dul am jikko yu baax da nga dul am tamit taxawaay bu baax ba tax na ñooñu ni nañ leen écarter ñu tege fële ñoom tamit ñu nangu ko malheureusement ah oui bien sûr qu'est-ce qu'ils ont fait depuis boobaak léegi loolu laa lay wax ne lépp réew mi problème am na fi depuis boobaak léegi lan lañ def léeg-léeg sax boo gisee liñ ci gën a rëy lu ñuy def mooy jékki-jékki toog daje conférence nangam naqari nañu lii réew mi nangam ak nangam pare na ku ne daal ne man de li ma naqari waxal nañ ma ko mu jeex li des nañ ko bàyyi ci loxo yàlla naka lañ koy bàyyi ci loxo yàlla yàlla du wàcc di régler question yi nekk fii inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du soppi ci benn nit ci melokaanam ak la nekk ci seen biir tant que du nit ñaa décider soppi ko ba pare c'est le Coran qui le dit n'est-ce pas alors kon naka lañ ni kon na ñëpp bàyyi ci yàlla rek nañ ñaan gi moom mooy njëkk ñaan gi mooy mujj ñaan ngay nekk ci digg bi waaye faaw jëf am à tout instant dañuy ñaan mais faaw jëf am d'accord te gis nga li ma lay wax yow yéen a ko gën a xam la ñuy sant dugg Cissé gars yi sant Cissé maanaam aaye bi ñoo ko gën a mën a tekki ci Sénégal non Pape Ousmane bu ree c'est vrai gis nga ku ci xiif doo tàllal mu ko sa loxo naan yàlla régal ma
naa ne bu ma jaaree nga jaar foofu. ah mais Sénégal atte leen ñu mas ngeen a gis ku sant Cissé taxaw naan yàlla man damaa xiif rek régal ma déedéet da ngay def li gars yi Cissé di def ñu tegal la ko nañ leen ko baaxoo tegal nga woo ko sa ba mu baax raxasu def yooyu nga xam ne yéen rek yéen a amul secret bi mais c'est ça c'est-à-dire kon jëf aussi mënu ci ñàkk. mun cee ñàkk mais déjà ci jëf boobu da nga wax ni système bi la. nga wax ni li ko incarné nga wax ci constitution bi jafe-jafe la. ak suñu pouvoir yi ak nañ ko joxe doole ak nañ ci exclure ñenn ñi. man la kon loolu mooy justifier le fait que ngeen kon jar woon ngeen di dajeek le président Macky Sall. non président moom beneen élément sax daf ci dolli. moo tax parce mu que bëgg xam waa nga foofu man lii ma wax ni c'est un principe général boo xam ni bàyyiwul ñi fi njëkk a jaar. ñi fi njëkk a jaar Senghor Abdou Diouf Abdou Diouf donc lii c'est un principe général. li ma njëkk a wax mais nag particulièrement nag laataa ngay dugg foofu. soo ressasser l'histoire nga convoqué taxawaay bi ñu jox indépendance nga ni constitution mu ñu am sans constituant. bi ñu koy jox aussi Senghor jamono ju fi nekk kilifa yu mag yu ñu yaakaar ñi réew mi am nañu ko ci ngemboon. bien sûr ñooñu dañu leen a génnee ci bi ñuy jox suñu indépendance wala parce que bu ñu jël tey code de la famille am na taxawaay boo xam ne sëriñ si amoon nañ ci même booy fàttaliku parti politique bu njëkk ci réew mi ñu ko doon tëgg Al Maktoum la woon. mais absolument bokkoon ci élection yaa ngi fàttaliku 58. bien sûr bi ñu wàcc ci mbedd bi ci législative élection yi ñu doon kaas ni waa di naan ah justement pour wax la ni amoon na élément yooyu lan la bi ñu jot suñu constitution ñoom dañ leen cee beddi taxawaay bi waroon pour ñu saytu mbir yi pour ñu xool suñu constitution beeg yooyu ban taxawaay lañ ci amoon wala foofu it da ngay gis ni. xam nga dafa am loo xam ne dañ ci nax. Senghor rek la ñuy wax. dañ ci nax mais dañuy fàtte parti ba aussi taxawaayu. si moom amoon na ci ay combat amoon na ci mais dama yaakaar ni. dafa am naxaate gu ci amoon. waaw te xam nga suñu kilifa yi dañu baax ñoom lu baax rek la ñu xam souvent am na loo xam ni nit ku baax rawatina ñoom ci seen contexte boobu nga xam ni bari na lu ñu daan jëflanteeg ñoom ci kàllaama gi maanaam lu ñu koy wax sax véhicule li ñuy jëfandikoo moyen de communication bi ñoom duñ ko maîtriser bu baax loolu pour nga nax ci nit yomb na n'est-ce pas constitution bi ci français lañ ko bind te ñoom jànguñu français li ma koy gën a mën a firndeele rek mooy ni bokk na ci observation yi nga xam ni conseil supérieur islamique bi def nañ ko ci les années 70 nga xam ne boobu sax déjà accès dañ à l'indépendance ba pare le 3 janvier 1971 bokk nañ observation yi ñu defoon mooy documents yi ñu leen di def nañ koy def en arabe parce que jànguñu français kon 1960 jëruto wax donc problème majeur bi man yaakaar naa ni ci buñ daan waxante ak ñoom ma seq ak yow mbir ni la kat dama lay jaay téléphone bi dama koy jënd mais man la kat man yan làkk nga dégg nga ma dégg naa wolof français man la man nag mandarin laay wax est-ce que jubluwuma laa nax parce que li may wax doo ko xam alors loolu bokk na ci yaakaar naa jafe-jafe bu rëy boo xam ne amoon na moo tax ñoom souligné nañ ko en 71 pour dire que document bu ñu leen di joxati mu jëm ci réew mi nañ koy def en arabe parce que ñoom arabe lañ jàng mais jànguñu français d'accord léegi parenthèse Macky loolu problème la woon moo tax fait ñu naxoon leen moo tax bi loi boobu le code de la famille bi mu jàllee te ñoom ñëpp ñu opposé woon ci nag ñoom ñëpp lan lañ def dañu mujj def ay xasida def ay déclaration loolu lañ def ñun nag bu tey jii xam nañ ni jamono mayewul ñu yem ci déclaration naqarelu am na lu ñu yoon may loo xam ne dañ koy jëli d'accord léegi élément bi li tax ñu épargner le président xam nga loolu ñoo ngi maintenant jëm ci personnaliser bien sûr parce que boo waxee système mais les cadres bu général la woon quoi exactement loolu ma doon wax visé wul une personne alors lii may bëgg a wax nag mooy pourquoi ñu épargner le président de la République le président xam nga moom mooy incarner la première institution du Sénégal mooy muy l'exécutif alors suñ ko jaaree woon ci moom mu war ko def projet de loi mais bu boobaa il sera taxé comme étant un dirigeant un président homophobe te xam ngeen ni question bii ni ñu leen ko waxee c'est un agenda international boo xam ne gars yi foowuñu ci par exemple les 17 objectifs de développement durable les ODD 17 objectifs yi yëpp benn principe moo ko téye benn bu la neexee nga lire léegi benn principe moo ko téye mooy ne laisser personne pour compte ñëpp ñooy bokk góor jigéen ak ku dul góor jigéen ñëpp nañ sa mbaxloo ci yëfi maanaam àdduna mënta jëm fi mu àgg te les droits humains duñ ko respecter c'est le principe fondateur c'est le principe gis nga les ODD te lii c'est le PGA un manuel pour les parlementaires un manuel pour les parlementaires le PGA dont le Sénégal fait partie aussi et puis d'ailleurs wax ne am na ay députés l'Assemblée nationale bokk na ci Assemblée nationale bokk ci moo gën a garaawati parce que depuis député yi pris kenn ku ci nekk. te ñoom ñu bëri dañoo wax ne lii existé wul ñoom yëguñu lii. non c'est pas non c'est-à-dire loolooy Sénégal le malheur du Sénégal
yow ñu ñëw fekk la ci nga dugg ci biir kër jaamu di roñ ñu ne wuub sàcceen nga déet sàccu ma de dama leen doon defaraatal bagage yi rek yow kër goo xam ne dëkkoo fa loo fa wuti ban naan la wuub sàcce nga bëgg nag léegi indi coow ci loolu déedéet man dama amoon rek yéen a ju rafet dama leen a bëgg a defaral bagage yi lii niñ tege lal bi baaxul ma ko doon bëgg a jël nii rek génne ko dugal ko ci beneen néeg ku la ko def la lii ñuy def nii c'est pour au nom et pour le compte du peuple sénégalais te sénégalais yi sant ñu leen ko donc l'avancement des droits de l'homme et l'inclusion des personnes LGBT un manuel pour les parlementaires lii tege na ci table Moustapha Niasse dama la man un député sénégalais ci laa jëlee document bi du ma wax turam nag un député sénégalais ci la jëlee document bi. ku nekkee ku jégi wala. non wala député rek nañ yem foofu nañ yem foofu un député sénégalais ci la jëlee document bi c'est-à-dire gis nga dañu jàppewul nit ñi ay nawle mais le Sénégal fait partie du PGA te loolu toog nañ ci plateau télévision. oui un ancien député toog confirmé ko ni effectivement le Sénégal fait partie du PGA boobu nag xëy na am na yu ko tax a jóg. notamment ñeenti yëf par exemple problème démocratie tax bokk na ci li muy jóg et cetera mais bokk na ci problème yii bokk na ci li ko tax a jóg alors kuréel guy dox loolu nag xëy na mi ngi dox leneen aussi suñ assemblée nationale bokk ci turu kan moo ko jox d'accord léegi jëf ji ñu des ci jëf ji parce que jëf ji am nañu ko méngaleeg politique te dégg nañ ci seen discours en tout cas bu ñu bàyyee xel ñi teewoon keroog ci 20 mars bi 20 février bi ñu génn ci ay déclaration ku mel ni Oustaz Alioune Sall sàkku na ci askan wi ñu fexe dem bindu ji ku mel ni imam Matar Gueye fàttali na li duggaloon ndem si yàlla Latif ca assemblée nationale mooy ñu criminaliser mbirum drogue te joxe woon na ci firnde ci même Jamra flanc yi ñu daggee pour mën a allier ak parti démocratique sénégalais ba loolu may Latif ba mu demee convaincre yenn ci ay naataangoom ba li mu bëggoon mu am ko yooyu yëpp bu ko waxee ci penc moomu ci ànd sàmm jikko yi muy woote yooyu yëpp ñu bàyyi mu jàll projet bi lan la mooy ni da ngeen bëgg parce que jëf ji mooy fa ñuy nasee di fa noccee ngeen toog fa loolu la laaj nga lu am solo d'abord permettre may ma tuuti ma ndokkeel ñi nga tudd d'abord ba pare Oustaz Alioune Sall ci taxawaayam ci réew mi muy taxawaay bu am solo bokk aussi ci ànd sàmm jikko yi di ndokkeel aussi waa Jamra notamment Mame Makhtar Gueye Serigne Bara Ndiaye it ci taxawaay doon fàtte waaw moom it gën a ñëw leeral sëñ Bara dafa jël kaddu keroog Serigne Bara Ndiaye jël na fa kaddu ca la ma wax bon je ne me rappelle pas wax na daal nii doole ji ñii fi am ba fi ne fi ñun ñoo leen ko yàgg di jox te buñ deful lu dul loolu it ñu taxaw fii di jooy ak loolu léegi lu tax loolu ñuy def ñun ñoo war a léegi nag yegg foofa mais loolu mooy li am waaw léegi loolu mooy li am doole ji moom ku ne xam na ni loolu yaakaar naa d'accord nañ ci loolu ça n'a rien léegi dañoo war nag di dem nag fi ñu nasee léegi nag noccee waaw nga may ma daaneel ci ndokkeel vraiment waa Jamra ci taxawaay bu am solo vraiment Mame Matar maa ngi ko koy wax un jour ni ko tey jii ces combats là bari na ci loo xam ne bu tolloo fenn fi yéen war ngeen wéet gën ci sant yàlla ndax bokk ngeen ci précurseurs yi def ngeen ci liggéey bu am solo alors Cheikh Bara Ndiaye aussi xam naa ni amuñu occasion toogagul maa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi di rek waaye wax jooju mu wax aussi dëgg la maa ngi ko nuyu au passage di ko ndokkeel vraiment ci taxawaayam bu am solo xam nga Pape Ousmane waaw Sénégal réew mi ñu tudd Sénégal la tudd dëkk Sénégal la tudd Sénégal yëpp ñoo ko bokk am déet léegi dafa am ñoo xam ne si ñoom ñoo war a politique ak ñu warul politique déedéet waaw am na ñu warul politique moom ñan ñoo warul politique mooy ñi nga xam dañu incarné yenn institution yi nga xam tëddee njaaxanaay lañu xaar ñoom ñu mel ni magistrat yi par exemple ñooñu war ñu politique war ñu politique d'accord ak kan peut-être ñi nga xam te ne ay soldats lañ yu mel noonu mooy corps yi nga xam te ne daal dañ leen interdire parce que dugg ci politique moom waaw leneen lay exactement xanaa nga génn ca ba set ca waaw ku ci génn ba set moom mun ñu kii mais ñooñu moom donc magistrature armée bi peut-être police gendarmerie ñoom exactement waruñu ñu mel politique noonu waaw ak ñan ñooñu laa fi xamagu ñooñu nga fi xam waaw même ñun duñu magistrat ñun bokkuñu police bokkuñu gendarmerie bokkuñu armée aussi ay citoyen lañu comme citoyen yëpp yaakaar naa ni war nañoo am sañ-sañ boobu lan moo tax nit ñi bëgg ñu opposé loolu non dañu ne bu ngeen koy def du leer déedéet maanaam bu ngeen ne da ngeen cay sóobu déedéet attends rek maanaam avancé à visage démasqué déedéet bu doon loolu la dañuy jóg ñokket jóg ni kon ñun ñoo ngi politique taxawal suñu parti baa ñu fekk parti bu bokk Benno Bokk Yaakaar wala APR ñu dem adhéré wala ñu adhéré ci opposition wala ñu sos suñu parti bopp wala ñu xool ñu naan
troisième voie ñu dem ànd ak ñoom mais bi ñu jóg defuñu lool dañoo jóg wax na yaakaar naa ne leeral naa démarche. waaw leeral waaw ça moom c'est clair. démarche bi leer na bi ñu ko defee nag dafa am lu ñu doon sàkku en tant que citoyen. oui bi ñu ko sàkkoo ñu wan ñu ne ñu yéen du ngeen dara. mais justement criminalisation la wala déet gis nañ ñaari wax yu mais quand même c'est important li may wax nii balaa kii rek maanaam c'est important que ñu ni jóguñu rek def loolu dañoo jóg sàkku dara dem nag fañ ko war a sàkkoo nag yaakaar naa sénégalais yi tëjuñu ko ci kenn lu dul ñii ñu wax donc ñi ñu fi lim nii kon ñun war nañoo mën a bokk ca ñooña donte ñun taxuñoo jóg nag il faudrait que loolu ñu préciser ko mu leer waaw taxuñoo jóg bu leen dabee bu ñu dabee ñu xam ne dab nañu bu ñu dabee ndax niiru ko ci wax ji wax ji dafa niiru ni dafa leen dab maanaam man su ma leen di dégg àggaguñ sax ci loolu àggaguñ sax ci loolu waaye bu ñu daboon ndax ñoo ngi sàkku li ñuy sàkku bu fekkente ni am nañ ko ñun dañuy des di nekk fii ñu nekk terewul nag beneen précision boo xam ne am na ci solo boo xam ne mat naa def mooy bari na kuréel yu bokk ci ànd sàmm jikko yi ñoo xam ne si xëy na libre nañ ci dem defi politique de waaye ànd sàmm jikko yi moom politique taxu koo jóg yaakaar naa ni loolu vraiment leer na politique taxu koo jóg bien vrai que ni li ñuy def nag laale na ak politique ndax si bi ñu defee sàkku proposition de loi fan lañ ko yóbbu laale na ak politique yi laale na ak politique yi li ñuy sàkku une loi mais c'est foncièrement politique am léegi boo waxee sànq sa biir wax lu sàmm askan wi lu protéger askan wi mais réew mi dañ ni ñuy def politique donc ñoo ko mën waaw d'accord soo waxee sànq sa wax ni ñi yàgg am métti ci réew mi dañ naan daje ci conférence wax ni di wax na ma ko ñu yoppi nga ne joxe fii siise yi bu ñu xiifee duñ ne yàlla may ma dañuy jëf ci jëf